salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV di leen ziar tey ci dimanche bi nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerum août atum 2022 ñu nekk fii nag ci unité 20 ci CM école 20 fas yéene nag amal leen reportage bu am solo jëm ci wàllum njulli ku ne njulli nag wax xarafal moo tax ngeen gis sama ginnaaw am na mbooloo mu ne fii di tëgg di woy lii nag boo ko gisee cosaan la waaye balaa ñoo tàmbali waxtaan bi dañuy nuyu le khalife général le phénomène de l'univers le bourreau des dëmm l'empereur le khalife des khalifes le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di Alaaji Thierno Moule Sow di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ziar madame Sow di ko jox wàccuwaayam di ziar prince Moule di ko jox wàccuwaayam di ñaanal prince Moule mu dem ba sut ay waajuram di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal madame Sow di ko ñaanal le khalife général ma ànd nag ci caméra bi tey di Alseyni Diouf ñu fas yéene nag amal leen liggéey bu am solo fii ci école bi ci kanam kon maa ngi ànd ak ci caméra bi Alseyni Diouf kon Alseyni dañuy dugg ci biir daal di tàmbale liggéey bi waaw gis ngeen nag lii nag moom cosaan la ñi ngi jël ndox di ko sotti gars yi noonu macha allah jël lu xonq di leen ko wis kon gars yi ñu ngi ci biir bi lii defe naa am na solo gis ngeen lii yëpp cosaan la macha allah ndeysaan lii dafa neex macha allah am na solo bu baax a baax ndeysaan gis nga ñu ngi jël ndox mi ba léegi di leen wis lii cosaan la ñu ngi oo xale yi naan leen ñu ñëw xale yi mën nañ ñëw xale yaa ngi ne la Alseyni xale yi ñu ngi leen di oo ñu ñëw pour seetaan si waaw xale yi ñëw nañ yëf yi nag gën naa xumb wala ko yëf yi nag gën na xumb gën na neex macha allah xale yi ñëw nañ ci affaire bi wala ko yëf yi gën na xumb macha allah. gis ngeen kër yi yëpp ñi ngi génne seen bopp yi di seetaan ñi ngi fii ndeysaan ci unité 20 ci CM bi nag la mbir mi di amee mu nekk mbir moo xam ni macha allah mbir mu xumb la kon ngeen ñu suivre en direct sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ak le khalife général di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di Alaaji Thierno Moule Sow waaw yéen a ngi dégg tëggi noonu ci suuf.
les ziar. jaajëf doole ziar rek. ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw man Papa Abou Fall. dëkk Yoff. Yoff Parcelles Assainies un peu partout. lan mooy sa teewaay fii ci école bi. waaw sama teewaay fii ci école bi moom mooy Kéwoulo bi. Kéwoulo bi c'est quelque chose que j'ai initié man mii ci sama bopp depuis presque 3 ans à 4 ans man ak Insa Sané. muy lu am solo di benn culture joola boo xamante ne dañ ko jël indi ko fii waaw pour maanaam wan itamit waa dëkk bi fii que ni cette culture là mën na am fu ne c'est pas parce que Casamance rek la war a am que loolu foofu lañ koy defee mais mën nañ ko defee fu ne fii depuis biñ ko fi initié ba léegi commencé ko fi def ñu bare ñu ngi ci participer yeneen xeet yu bare ñu ngi ñëw di bokk ñu ngi indi seeni doom ñu leen di xarafal fii xam nga la chose se passe très bien vraiment. message bi mi ngi jàll bu baax quand même. message bi mi ngi jàll bu baax y a un leader bu fi nekk mooy Insa Sané moom laa mujj bàyyi ak lépp fi mu nekk nii mais c'est un gosse formidable te mi ngi taxaw ci affaire bi ci ni mu ci war a taxawee moom avec sa famille ñoom Laalia Sonko ñoom xam nga ñoom ñëpp daal ñu ngi ci jàpp ni ñu ci war a jàppee. léegi en terme d'accompagnement bu xale yi xarafee ba pare est-ce que dina yomb accompagnement bi. waaw bu xale yi xarafee ba pare du yomb parce que ce sont les pères de famille les mères de famille ñoom ñooy ñëw di participer yenn participation yi am na nag certains organismes yuy ñëw di bokk di xam nga mais war nañ leen mën a jàppale globalement war nañ leen mën a jàppale ba nga xamante ne bu yi amatee mu doon un truc national boo xamante ne xam nga tout Parcelles dañuy ñëw participer ñu jàppale xale yi bu baax a baax a baax benn période la rek ci vacances yi boo xamante ne dina animer Parcelles dina retenir xale yëpp kenn dootul amati benn xale dootul amati beneen soxla feneen gis nga yii bu xasee ba am xale yëpp dañuy daal di ñëw dajaloo ci école bi c'est un point ce sera un point de rassemblement boo xamante ne xam nga que la mairie ak ñëpp dugal ci seen loxo ñu sécuriser xale yi sécuriser coin bi xam nga là ce sera aussi une très bonne chose. ban message ngay lancer parents yi par rapport ak cosaan bu démb ak léegi parce que gis nañ ni ça a tendance à disparaître. effectivement mais boo demee Casamance fi mu nekk nii lii da ngay gis sax des gens yoo xamante ne ils ont plus de 25 ans waxuma ñu indi seeni doom de mais ñoom ci seen bopp dañuy ñëw di def ci initiation bi xam nga lii c'est une très bonne chose chaque année ñu organiser affaire bi xool xale yi nga xamante ne xarafuñ ci dëkk bi fii yëpp ñu xarafal leen ak benn sécurité boo xamante ne c'est très important ñëpp ñëw participer vraiment mu doon activité boo xamante ne mën nañ dem ba def ko fi ay activités de vacances yoo xamante ne ce sera grandiose vraiment dëkk bi yëpp dinañ ñëw participer ñëpp ku ci nekk indi sa contribution maigre contribution sax xeebuñu ko ku ci nekk indi sa contribution ñu xool nan lañ ko mën a defaree ba nga xamante ne affaire bi dañ koy gën a amplifier dina dem ba au point de vue national day nekk benn affaire boo xamante ne ñëpp koy bëgg muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen tout le monde même le gouvernement dinañ dem ba dugal ci seen loxo waaw. te bu doon suñu sago daal loolu la quoi gouvernement bi dina dem ba dugal ci loxoom sax. sama laaj bu mujj tey ban yëg-yëg nga am ban sentiment. xam naa ni yaa yoroon lenge yi nga bàyyi ko léegi instant nga ñëwaat si sur les lieux tey ban yëg-yëg nga am tey. waaw tey sama yaram daw na bi ma yegsee ndax lii ma jot a gis nii et toujours ça se passe comme ça c'est le Kéwoulo vraiment Insa il a du mérite parce que xale la boo xamante ne cosaan ba nekkoon fële yëpp mi ngi fexe nu mu ko indee fii ci dëkk bi mi ngi fexe nu mu ci liggéeyee ak ay frères am ak ay xaritam ak ay xam nga te chaque jour dafay gën a innover rek dafay gën a innover lii dañu bëgg nag mu dem ba nekk au point de vue national benn affaire boo xamante ne wala international même benn affaire boo xamante ne affaire bu sérieux la affaire boo xamante ne affaire bu am solo la waaw te nag damay ñaan tout le monde ku mu mën a doon muy le maire muy le préfet muy même le gouverneur ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaan vraiment ñu ñëw dugal ci seen loxo parce que participation buñ ci mënti def participation maigre la xam nga
mais nañ ci dugal seen loxo rek ba nit ñi xam ne dugal ñu ci seen loxo ñu xamee ñoom it ñu intéressé wu ci te xamante ne lii suñu aada la national waaw. alors suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñu ngi amati mbégte di leen ziar di leen nuyu di leen wax ni ñu ngi fii ci unité 20 ci CM unité 20 bi gis ngeen sànq ba léegi ñu ngi ci liggéey bi jot nañ leen jëlal ay images yu am solo moom ngeen ni di ngeen ko sax suivre ci kanam bu ñu amalee waxtaan bi nga xam ni ak kilifa yi nga xam ni ñoo toog fii jiite lël bi. kon très rapidement rek dañuy dugg ci waxtaan bi dañuy njëkkee nag ci instant ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyoo di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ziare ñëpp di ziare waa TMS yoo xamante ni dañoo ñëw fekk ñu fii chaque année aussi dañu si participer si lépp ak muy sant si sëriñ bi aussi c'est Cheikh Thierno Moule Sow kenn ëf kin boo xamante ni te moom moo fi nekk te suñu papa suñu xalifa général macha allah. waaw bés bi tey boo xoolee ñun bu ñu defee depuis le 3 maanaam ñi xarafal xale yi chaque fois bu ñu xarafalee xale yi 1 mois la ñu def ci biir lël bi 1 mois boobu noonu comme tuuti différence mooy bu dee dëkk ba la àll ba la chaque jour dinañ def benn prestation wala benn manifestation wàcc sur le terrain. mais comme fii Dakar aussi ça ko c'est comprendre aussi que ku nekk dina ko savoir aussi fii Dakar la chaque samedi ak chaque dimanche am na li ñuy def chaque samedi mun nañ génne wàcc sur le terrain di dem kër bu nekk njulli bu nekk sa kër mun nañu fa dugg jàmm ak salaam waxtaan ak yow li nga bëgg ñu defal la ko ñu pare ñëm njulli bépp njulli bu ñu yoree fii encore tey moom te wax journée tey mooy parce que ñii si préparation bi préparation bi clôture mooy suñu njulli jour bu ñu war a génnee le 3 ak le 4 la le 3 bi mooy le 3 septembre ak le 4 septembre le 3 septembre bi mooy kasak bi le 3 septembre récupérer Sibondo yi aussi Sibondo boo déggee mooy njulli bu nekk këram waajuram dafay kontaan woo mbokkam yi am lu muy defar boobu nag mu woo Selbé ñu dem ñu récupérer ko boobu mooy Sibondo kasak moom mooy guddi dañuy veiller vite noting nekk fii di waxtaan ba borset ñu xëy dem lavage boobu bis tey moo ko indi préparation la boo xamante ni pour waajal yëgal ko nit ñi ko ñun fu ñu nekk nii ñu ngi si préparation bi ko samedi bi boo xoolee samedi bi di ñëw ak dimanche bi di ñëw normalement loolu la war a xëy kon tey jii ni moo tax ñi nekk si préparation boobu noonu dëgg yàlla. alors ñu bëggoon xam tey ñi ñu fekk surtout rawatina ñi nga xam ni ñoom ñooy njulli yi muy xale yi nekk ci suñu ginnaaw est-ce que ñoom waa Dakar kese lañ. wala waa dëkk ba la. wala ci yan critère ngeen di jëlee xale yi ba di leen xarafal. waaw tey jii nii ñoom boo xoolee njulli nekk fii la majeure partie yëpp presque majeure partie Dakar fii la ñu nekk mais léegi dafa jaxasoo xam nga ñuy jógee Dakar ñuy jógee village yi ñuy jógee Casamance ñuy jógee Sine ñuy jógee Saloum
ñu jógee fu nekk feneen ak feneen ak feneen ñu jógee foofu yëpp ñëw dajee fi Dakar depuis ñu dajee Dakar fii am na ñoo xam ne léegi bàyyi nañu benn cosaan boo xamante ni àll ba la nekk cosaan boobu noonu mënuñoo jël seen doom yi yóbbu ko dëkk ba encore bois sacré pour dugaat foofu léegi ñu xool fii ñun ñu jël jox ñu parce que lii bois sacré li ñu koy defee ak Casamance li ñu koy defee presque benn la lii différence bi tuuti rek mooy différence bi si biir foofu noonu léegi ni ñoom ñoo jël seen doom yi fii am na joolaa am na séeréer am na wolof am na lébu am na pël bon différence personne moo fi nekk actuellement ñëpp ñoo fi daje wax xet yëpp ak lekk yëpp làkk yëpp ñii fii selbe yi njulli aussi làkk yëpp ñii fii dëgg yàlla ñëpp ñoo comprendre léegi li ñuy def nii mooy dëgg yàlla parce que ku nekk boo juddoo ñu ne la ñi tudd ko ñi bindi loxoom mu dem jàng école bu jàngee école bu pare ñu ne encore nañ ko xarfal loolu daal adduna loolu mënut a ñàkk si ñett yi si doomu aadama juddoo ñi tudd la tudd bu baax ñi bindi sa tur nga dem jàng ñi xarfal la ñett yi moom doomu aadama surtout góor par force di nga am ci lii kon ñun loolu la ñuy encadré jël xale yi dafay metti trop mais dañu leen di jël rek dëgg yàlla waaw. dafay metti trop mais di nga leen. waaw alors point boobu sax laa bëggoon ñu bëggoon xam est-ce que yomb na par exemple mbooloo mi nga àndal ak xale yi surtout ci côté dund. ak également ci yeneen yi nga xam ne ay frais la est-ce que dana yomb. waaw dafay metti boo gisee man ma mujjee dafay metti dinaa si retourner encore calculer depuis le 3 août ba ñu ne dinañu fi nekk ba le 4 septembre un mois ñii fii lu ñu dund ñun ñoo ko xam parce que ñun chaque fois dañuy wax social boobu mooy da ngay gis benn njulli boo xamante ni yaayam moom kese la am te yaayam dafa nekk cas social boo xamante ni moom day bàyyi tëj bunt bi dem liggéey togg sax du ko mën a def parce que tey kan moo koy toog bu tëgee bunt bi dem liggéey bu liggéeyul du mën a am lu mu war a protéger doomam. deuxième mooy koo xamante ni tey amul sa xaalis boo xamante ni 10 000 francs pour mu jël doomam yóbbu ko hôpital pour xarfal ko ñun dañu koy jël en charge def ko gratuit may ko. gratuit la ñu def ñu def ko gratuit ñu def ko boo xoolee chaque 3 jours docteur bi jaar fii pour ñëw pour faj xale yi boo xoolee chaque jour ñun dañuy ndekki dañuy añ dañuy reer loolu yëpp boo xoolee amul benn soutien boo xamante ni jógee ci côté état wala côté benn leader boo xamante ni bu mag la pour ñu sponsoriser te amuñu actuellement sponsor boo xamante ne nga ne sponsor bu mag la koo xamante taxaw na pour sponsoriser xam nga tey gis nga ñaata fii presque chaque jour 40 personnes dafiy fanaan njulli ak selbe yi nekk fii chaque jour bis bu nekk dañuy añ dañuy ndekki dañuy naan ata dañuy naan café dañuy fanaan fii mu nekk charge bu duuf boo xamante ni saako keb boo ko tegee 5 jours fii ngay sandi saako keb bi saako keb boo ko tegee da nga koy sandi kon tey calculer nga def 2-3 jours nga sandi saako yow nga war a def 1 mois fii boo amul ku lay jàppale day métti léeg-léeg nga gis nit gaañu léeg-léeg daf ñuy am problème sax si biir moom si baatin la ak si saayir dañuy arrivé boo nga gis nit sa découragé bëgg a ñibbi këram dem fanaan foofu bëgg a jógee fii dem këram moo tax depuis ngeen ñëw ñi nekk di def suñu technique yi ndaw yi pour balaa ngi leen accueillir suñuy defar li ñu war a def mooy suñu règlement intérieur loo xamante ni mooy charte la suñu diggante ak xale yi ñu def ko ba pare lu ñu mën ak lu ñu yàlla denk suñu kilifa yi jël jox ñu parce que lël bi chaque fois lu may wax ñun dañu koy def rek mais lépp si loxo kilifa yi la nekk yàlla ak kilifa yi la ndax ñoom ñoo koy téye si baatin ak saa yi ñun dañuy surveiller rek mais wax dëgg yàlla dafay metti su côté dund bi dafay metti trop parce que surtout période bu ñu nekkee ni commencement bi ni mun na neex mais fin bi day fekk seen loxo jeex parce que yaa njulli ñooy indi añ ñooy indi ndekki ñooy indi reer léeg-léeg da ngay gis kenn indi 3 personnes fii mu indi benn fondé 100 francs wala indi benn bool añ te yow nga xam sam julli boobu noonu bu nekk lël ba am na ku fe fanaan yow yaa ngi refu 3 personnes léegi boo indee bool bu ndaw kan ak kan ñoo ko mën a lekk dëgg yàlla dafa metti dëgg yàlla metti na trop metti na ba métti bi fu mu yem vraiment dafa metti dëgg yàlla. day metti alors ci loolu defe naa ni dina am appel boo xam ni da nga ko lancé. waaw ku mel ni maire Parcelles Assainies ak yenn ci ministre de la République yi. jëm ci lu am solo li nga xam ne yéen a koy def. waaw sax xam nga maire bu nekkoon fii sax moom dafa ñu doon jàppale si yooyu mais dafay toll foo xamante ni parce que fin la ñëpp ñi ñëw sénégalais boo xoolee dañuy xaar bu fin. sénégalais moo xam dernier moment la bëgg. dernier moment la ñëpp ñëw commencement du ñu comprendre mais bu dem ba dernier moment léegi lu des mooy manifestation boobu noonu ci biti la ñu koy defee ku nekk day bëgg a ñëw participer. day fekkee wane boppam day fekkee ñun fu ñu soxloon ndimbali boobu noonu dafay dépassé parce que tey jii nii bëgg nañu fu ñu tolloo nii de une semaine bu des nii
tey jii ne ñi am loo xamante ne ñi teg fii suñu mbana. waaw jéego waaw si dañuy surtout maire bu toog nii sax toog nañ ak moom bépp responsable bu nekk parcelle ak ñeneen ñi dañu leen bindi lettre dañuy toog ak ñoom waxtaan dañu leen di xamal dañu leen di yónnee photo dañu leen di wax lii ak lii la ñuy gis parce que comme yu mel ni yéen tey jii nii ñoom dañuy woo ñu waxtaan ak ñoom ñu ne leen lii ak lii la ñu nekk si biir lël bi jàppale leen mais sénégalais yi comme li may wax chaque fois mooy xaar fin bi rek bu fin bi jot rek mu commencé di la dimbalee ay ñun fin bi boo ñu joxee million sax amul njëriñ boo ñu joxee 1 million fin amul njëriñ ñun fu ñu soxla mooy teew fu ñu nekk fu mu méttee nga ñu war a jàppale parce que boo xoolee tey parents yi yëpp xam nañu seen doom baa ngi fii la ñuy fanaan selbee ku nekk sa parent xam na fi ngay fanaan te du da ngay gagné dara amour bi la ak yow fu nga jaar sa papa woon na fii mooy suñu yoon yow tamit nga ñëw représenter fii amul séeréer amul joola amul lébu amul dara ñëpp ñëw fii wax dëgg am na ñoo xam ne dégguñu sa soose am na ñoo xam ne dégguñu sa joola mais réalité bi boo ko tegee rek day xam carrément soose bi lu mu ak joola bi lu mu ak njaago bi lu mu wax ak wolof bi lu ma benn la dëgg yàlla mooy réalité lël Bois Sacré dafa grave boo ko tegee rek ñëpp ku nekk France ak ku nekk Afrique ñoom ñëpp dañuy xam carrément ko benn réalité la wax dëgg yàlla gars yi damay def appel gars yi ñëw jàppale ñu bu baax a baax gars yi dimbali ñu sinon dafay metti dëgg yàlla dafay metti même jour bu ñu war a génnee xool 2 saaku kéb boo ko dugalee si biir day jeex parce que dëkk bi yëpp ay ñëw Mbour dafay ñëw actuellement dañoo am benn programme bu am Zac Mbao am na tëggkat yi foofu la ñu nekk ñu bëri sa fa la ñu nekk sinon fii doo téye fii doomu aadama yi waaw ok ba léegi kon yéen ñu suivre ci la TMS TV ci waxtaan bu am solo bi nga xam ni ci lël bi alors bëggoon naa Issa bi wax un peu ci sa tool yi parce que Issa bi ñuy gis ak Issa bi ci mbedd mi du benn parce que bii dafa xaw a ragalu est-ce que ñi nga xam ne xam nañ la ci mbedd mi bu ñu la gisee nii du ñu xalaat que ni Issa mi nga baal ma ci kii criminel la wala alors que y a une grande différence Issa bi nekk ci mbedd mi ak Issa bi nekk ci mbedd mi dëgg la mu question boobu dina ma gën a neex na ma trop pour ma gën a suux si bu baax a baax parce que ñun loolu dañ koy dund boo xoolee fii Bois Sacré la Bois Sacré mooy lël mooy lu lëndëm maanaam Bois Sacré mooy foofu xamante ni lépp secret bi fii la nekk ba léegi dañuy nekk am na benn woy boo xamante ni alfaale silo min folo mboole silo kan ok loolu noonu mooy mag yi yoon bu ñuy xar ñun yoon boobu la ñu nekk ba tey maanaam yoon bi dafa yàgg yoon boo xamante ni moom la ñu nekk nii tey moom la ñuy def nii Issa bi sol nii ak Salbé yi sol nii tey bu ñu génnee si biir nit ñi dañ leen di daw ndax dañ leen bandi la wala agresseur la wala criminel la mais boo demee ba fekkee Issa fu mu nekk mu def programme am yëpp ñun ñëpp ñu pare ñu génnee si biir di dox Issa boobu na doo ko daw da nga koy ñemee trop beneen nit la parce que li yëre la ñun yëre la ñu yore li tenue de travail la bu ñu paree dañu koy teg soxlatuñu ko événement par événement la ñu ko def bu ñu paree nag dinañ ko solaati def lépp lu ñuy waral dinañ ko def man damay su ma génnee ne nit ñi dañ may daw su ma génnee ne si biti kenn du fa taxaw ñëpp a may daw te dafay arrivé te comprendre naa lu tax kii daw ma lu tax kii dem ma daw ma te mu gis ma daw ma mais du action voilà du action de criminel du action de boo xamante ni pour toroxal ni wala di agression déedéet parce que ñun ñu fi nekk tenir nañu suñu bopp et puis sécuriser nañu suñu bopp amuñu problème ak innocent koo xamante ni bokk ci même kankurang bu génnee ku daw wala garaaw dañu lay romb ku yëngatul dañu lay romb koo xamante ni daw nga ñuy xool ni mën a kii ak yow tenue la bu ñu paree tenue de travail la su ma paree dama koy teg Issa mun na toog fa 1 mois solu ma ko 2 mois solu ma ko léeg-léeg mun na dem ba ay at sax du ma ko solaat mais bu jotee moom dañu koy jox ak kam dëgg yàlla tenue boobu noonu la waaw. ñu ñëwaatee ci waxtaan bi ba léegi sànq gis nañ ñu door a dugg si. waaw ngeen def lu am solo ci këtt bi fële. ci waaw garab gi. waaw ñii di tëgg. ñi nga àndal. ñuy tourné waaw loolu laa bëggoon nga expliquer lan la. waaw comme kasak la xam nga kasak boo xoolee mooy guddi nga koy defee guddi boo defee kasak séeréer am na kasak lébu am na kasak soose am na kasak li ñuy def nii lu yàgg la ndax programme kankurang ba kasak ba njulli lu yàgg la du Sénégal moo ko créé te kankurang bi nii mënoo gis ki nit mu ne la man sama maam moo créé kankurang kenn mënu ko wax sama maam famille bi ñun ñoo ko créé déedéet li ñu def nii ci biti ñett yi ñoo ànd tëgg kankurang fekki jàmbadon mooy jàmboo te jàmboo bi di fecc tëggkat yi
bu manqué si lël dafay jiir maanaam dafay pauvreté fecckat bu fa manqué rek dafay nekk du saf xorom tëggkat ak njulli ak selbe ak kankurang ñett yi ñoo ñëwandoo te ñett yi ñooy ànd kenn ku nekk mënoo dem nga bàyyi sa morom mais kankurang mun na dem feneen foo xamante ni tëgg nekk fa pour gars yi mun a sentir seen bopp gars yi mun a gis seen bopp aussi il faut que ñu tëgg nit ñi dégg tëgg baa ko dafa am lu tax xam nga dañoo tëgg rek fii fees dañoo tëgg rek waajaluñu ko dañoo tëgg rek rapidement fii fees ñëpp a ñëw xam carrément école bi kon tey dafa am lu fi xew ñëpp a ñëw moo tax bu ñu commencé dañuy tëgg nit ñi ñëw ñu fekki tàngal suñu yaram tuuti da ngay gis ba sa yaram tàng léegi yi nga tàkk tamit dina mën a tenir da nga ko mën a tenir mais boo takkee toog benn place rek li nga tàkk doo ko mën a tenir parce que il faut yaram bi tàng tuuti ñoom ñoo ànde waaw tëgg mën a dem bay kankurang mën a dem bay fekki mën a dem bay njulli ñetti chaque fois loolu mooy culturel dëgg yàlla mooy culturel ci loolu sax la ñuy duggee ci phase transition mooy événement bi nga xam ne yi ngi ci jëm le 3 ak le 4 ñu bëggoon nga expliquer lu nan la programme bi demee le 3 ak le 4 waaw incha allah le 3 bi su neexee yàlla si ngoon 3 heures dañuy dem récupérer mooy sarax boo xamante ni yaay njulli ñoo koy joxe façon lekk bu nekk la ñoom dañuy kontaan woo seen mbokk yi maanaam mooy siibondo maanaam boo xoolee mooy gente siiboo mooy gente maanaam te dinaa gente diw toggal ma yàpp diw toggal ma lee diw toggal ma meew affaire yooyu noonu loolu la dafa yàgg bu njëkkee njulli yi daan nañu gente bu ñu tëddee nii njulli yi daan nañu neloon yee kii mu ne waxal sama yaay mu toggal ma ceebu yàpp kii mu ne waxal sama yaay mu toggal ma maafe kii mu ne waxal sama yaay attaque suukar laa bëgg yooyu noonu daan na am mais léegi gente yooyu noonu bëritul njulli nii bu ñu tëddee léegi ñoom li ñuy wax loolu dañ koy bindi si kayit depuis commencement ñu jël ko yóbbu ko si yaay njulli ñu jox leen ku nekk léegi ñoom tamit ñu jox ñu ay tur kii bajana mu ngi fee tantam mu ngi fee nijaam mu ngi ni ñu jël lettre yóbbu leen jox leen léegi le 3 bi à 3 heures ñoom dinañu génnee seen kankurang ñu def seen convoi bu mag comme tey li ñu def fii kankurang bi dina génne jour boobu moo koy récupérer ñu dem kër bu nekk récupérer yëpp ñu teg bool yi seen bopp yori ay mbuus yori ay saako yëpp lekk fa ne lekk boobu nag bu ñu ko indee guddi kasak bi loolu la ñu lekkee ba 6 heures du matin dañuy nekk fi di fecc di wëy di fecc di wëy ku xiif nga lekk ku mar nga naan ku bëgg café Touba nga naan café ku bëgg ataaya nga naan café ku yi tux cigarette aussi nga tux cigarette bu nañ fi nekk ba 6 heures du matin lépp si kasak bi la dara du génne si biti si biir la taal suñu foo bu mag nekk fa mënu nga gis sa doomu aadama dugg si foo boobu di génn mënu nga gis doomu aadama di dagg seen yaram lu lekk di wëy di ànd di wëy si jàmm maanaam mooy woote jàmm bi pour le 4 bi. wala di ngeen xanaa jot nit lu bari day fees dañuy éviter nit ñi yëpp dinañ ñëw kasak bi fii day fees del bu ñu paree mais foofu góor rek ñoo fi nekk du am jigéen. mooy le 3 bi waaw le 3 bi guddi dinañu nekk fii de 22h ba 6h du matin 6h du matin ngi jël xale yëpp. fekk ñu dugg ci le 4 bi. fekk ñu dugg le 4 bi 6h du matin le 4 bi ñu jël xale yi yóbbu leen lavage géej. boo ñu demee lavage ñu sumeeku ñu dugg si biir géej bi sangu ñu ñëw ñu sangu leen ndox sangu leen ba ñu set ñi retourné woy aller bi dañuy woy retour bi dañuy woy bu ñu woy mooy comme li ñu woy ni léegi wane ko ñun li ñuy defee nii kilifa yi ñoo ko xàllal yoon boobu la ñu nekk ñuy woy loolu ba yegg si sangu leen retourné encore woyaate ba kër ga fi bu ñu ñëwee toog fi ñi xaar añ bi jot ñu ndekki bu ñu ndekkee loolu tamit budget la ñu ndekki ci budget la añ budget la ñu pare añ 3 heures ba 4 heures fu mu jot léegi fekkee defar nañu fu ñu war a dem clôture de cérémonie bu dee bayal la ñu dem foofu ñu yóbbu njulli yëpp ak lépp lu ñu am ak kankurang yëpp autorités yi toog ñoo xam mosuñu ko xam ñoo xamante ni xam nañu ko ñoo xamante ni yàgg nañu jàppale comme te ku mel ni Cheikh Diorna Moulin ñoom dinañu dem foofu ñoom ñëpp di toog ñu xool njulli li ñuy fecc ku nekk famille bu nekk dina ñëw njulli bu nekk sa famille bi dina ñëw jógee feneen ak feneen ñëw jour boobu ñi nekk foofu fekk ba njulli yëpp paree fecc bu ñu paree fecc parents yi tamit képp ku ñu éviter nga yëkkati fa kaddu boobu nga xool lan moo la si neex ak lan moo la si naqar ndax mun nga toog nga xool loo xamante ni bëgg nañ nga ñi dindi ko mun nga xool loo xamante ni bëgg nañ dolli ci bëgg loo xamante ni bëgg nga ko ñi gën kaa yaatal léegi ñu waxtaan pare après ñu jël njulli bu nekk encore delloo ko sa kër yaay noonu la ñu ko jëlee ñu delloo ko foofu boo fa duggee ñu pare ñu ñibbi ñoo toog ñu faran lan demee ñu def set setal bu mag bu ñu defee set setal lundi la léegi ñii si lundi def set setal waaw bu ñu paree dañuy def set setal dañuy nettoyer fii yëpp ba mu set
bu ngi nettoyé fii yëpp ba mu set ba pare année bi aussi dañoo am ay yeneen yoo xamante dañuy ànd ak ñoom comme waa Ale Casa ñoom pare nañ pour ànd ak ñoom ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom ma leen wax ñoom ñëpp mais Ale Casa pare nañ même classe bu ñu nekk fii incha allah fenêtre bi ak classe bi 3 classes yëpp dinañ ko defar dinañ ko peinture changer fenêtre yi changer buntu yi tabax fii yëpp si biir peinture ko def ko vert blanc. kan moo nekk seen ginnaaw. kenn ñun daal nii la nii ak suñu njaay julli yoo xamante ni ñoom ñoo ñu jàppal ak bien bonne volonté yoo xamante ni dañuy comme lii ngeen di def nii ñoom vieux Abou Fall ak ñeneen ñi dañuy yëkkati dara jox ñu loolu noonu dañ koy dajale ñu ñëw dinañ defar classe bi fenêtre ak buntu bi ñu defar classe bi fenêtre ak buntu classe bi lañu defar dinañ jël 3 élèves chaque classe 3 élèves dinañ ko subventionné pendant 5 ans maire élève 2e 3e ni subventionnel jël dara teg leen seen loxo si 3 classes incha allah dinañu ko def loolu aussi am na ñuy baax parce que Ale Casa année bi dinañ ñëw ak seen matériel di ñëw toog ni de dinañ ñëw li ñuy def ni ñoom tamit loolu la ñuy dinañ ñëw si événement juillet boo fu mu yë beneen partie bi jox nañ leen ba pare beneen partie bi jox nañ classe yi dinañ ko peinture vert blanc ndax mooy suñu kër Casa ba léegi dañuy indi Casamance vert blanc dinañ ko peinture ñi defar fenêtre defar buntu bi loolu yëpp Kéwoulo ak Ale Casa ñoo fusionné def loolu Ale Casa seen matériel dinañ fi jënd jour boobu ñu dem terrain da nga leen di gis su neexee yàlla bu ñu fekkee ko si jàmm organisation bi noonu la gars yëpp pare nañu si baatin ak si saayir gis nga tey xale li ñu mel yaakaar naa xale yëpp pare nañ ñu koy yàkkamtee sax pour dugg foofu te lii actuellement ne boo xoolee Parcelles Assainies ñun rek ñoo koy def ñun rek ñoo fi nekk di ko def benn rek moo am te bii pa waa Mbour dinañ ñëw pare nañu parce que année bi dajewuñu waaw xam nga chaque année dañuy daje ak ñoom daje boobu noonu daf ñuy sonal parce que bu ñu dajee rek du ñu mën a ñëw ñun du ñu mën a dem mais année bi dajewuñu ñoom tey la ñu war a commencé xarfal foofu Mbour ñuy commencé nii léegi ne ñu la kat bi ñoom ñëpp dinañ ñëw am na ñu jógee Casamance ñii actuellement si benn programme bu nekk Zac Mbao fa la ñu nekk sinon da ngay fekkee ñoom ñëpp ñii fii ay mag lañu ñii fi ay kilifa yoo xamante ni yàlla waaw parce que dina am gan unité 20 dina xar jour boobu booy ni ñu ko mën a defee rek incha allah jour boobu daal foo sande bal bi mu tàkk ndax lii dépassé na ñun sax dañoo bëgg ay kilifa ay mag ay référence dëkk bi ay autorités yi ñëw ku fi ñëw doo ci réccu ndax daaw ñuy jàppale yàlla may na leen tey changement bu rëy am na Parcelles ñuy jàppale woon daaw ñuy ñëw jàppale ñu ñoo xamante ne tey am nañ beneen poste boo xamante ne du poste bi dañ may woow ñu ne ma yàlla def na lii ak lii ak lii parce que suñu li ñuy am ni dañu koy teg pour ñëpp la xewal bi ñëpp la lii nii Casamance la jógee léegi oral ba la ko jëlee indi ko fii la ñuy sotti nii léegi lay ñëw ñu defar la ñëpp xewal te noonu lay demee fii dañu koy yaatal lépp lu ñu am dañu koy yaatal du journaliste du kenn ki jógee fee du kii ñun ñëpp ñoo ko bokk si boobu parce que loolu moo fi nekk si waay. macha allah sëñ Fall ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di am mbégte di ànd ak yow ci waxtaan bi alors mu mel ni Olof Ndiaye nee na lu yàgg dëgg la yéen ak ñoom démb la woon ba lii am tey alors li mu jot a wax yëpp moom instant defe naa dégg nga kàddu gi lan nga ñu ci mën a wax. waa dolli ziar rek dolli ziar ñu ngi man Papa Abou Fall plus connu sous le nom de Vieux Abou Fall lii nga gis nii man mii ak Issa mii ñoo ko initié fii ci Parcelles Assainies muy lu am solo au départ maa ngi nuyu waa TMS taxaw bi ngeen taxaw maa ngi nuyu waa Parcelles Assainies unité 1 ba unité 26 maa ngi nuyu autorités yi nekk ci Parcelles Assainies yëpp di leen xamal ni lii yéen a ci tegal seen bopp seen bët lu dul dëgg du yàgg 9e édition baa ngi nii tey ñi ngi monopoliser école bi xool leen école bi ni mu toll xool leen li fi nekk ci ay éléments yoo xamante ne ñoom ñoo ànd ak xale yi lii daw na yaram gis ngeen xale bi 3 at la am ak ay moroomam yeneen julli yaa ngi nii di ay xale yu ndaw am na yeneen ñoo xamante ne ñu ngi ca kër ga fële maanaam ñoo xaw a mag ñii am na ñeneen ñu nekk ci beneen place boo xamante ne ñoom ñoo gën a tuuti ñii waaye lu ci nekk rek dafa am fu mu war a jaar ak nu mu war a demee looloo tax tey
programme bi ñu ñëw préféré ñëw def ko ci école bi fii ñii ngeen di gis ñii yëpp ay salbe lañu. waaw ñii ngeen di gis ñii yëpp ay salbe lañu ñoom ci bois sacré bi la ñu bokk. am na ci ñoo xamante ne ñu ngi fii Dakar am na ci ñoo xamante ne Casamance la ñu jógee ñëw am na ci ñoo xamante ne ci région yi la ñu jógee ñëw am na ci ñoo xamante ne ñoom ñooy nijaayu njulli yi ñii di bàyyi njulli yi ñii di xam nga magi njulli yi ainsi de suite xam nga lii ku ko yore da nga war a am ay moyens da nga war a am ay moyens yu yaatoo ndax benn xale bu nekk am ñetti salbe kankurang bi nekk ci gannaawam di protéger non seulement kankurang bi day protéger njulli yi day protéger salbe yi mais day protéger koñ bi parcelle yëpp la kankurang bi protéger parce que seytaane du fanaan parcelle bu kankurang bi yëngatoo waaw kankurang bi fi nekk weeru yàlla la fi nekk weer bi mu fi nekk yëpp seytaane du fanaan parcelle waaw ndax loolu la nit ñi umpule kon fii dañuy abattre liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la bu am solo. également gis nañ ni ci période vacances xale yi dañuy faral di lab ci géej gi mais dañuy gis ne mu ngeen déroulé xale yi dootuñu def ñoom ñëpp fii la ñu def. weeru yàlla xale yi dëkk ci secteur bi yëpp kenn dootul amati fenn soxla ñoom ñëpp ñu ngi ci école bi guddi ak bëccëg ñun ñii fi nekk dañuy xool nu ñu protéger suñu njulli mais dañuy xool itamit nu ñuy protéger suñuy xaleelu koñ parce que dootuñu am fenn soxla seen soxla yëpp fii lay nekk kon nag ñun fi mu nekk nii dañuy demander autorités yi nekk ci secteur bi yëpp ku ci nekk da ci jéem a dugal loxoom ndax boo xoolee bu baax ni ko Insa waxee sànq njulli yi dañuy ndékki dañuy añ dañuy reer salbe yi la même chose am na ñeneen ñoo xamante ne itamit seeni loxo jotul seeni dañuy wàlliyaan si ñoom it fii la ñuy ndékkee fii la ñuy añee fii la ñuy reere waaw te xale yii ngeen di gis nii période bi ñu toll nii amul luñ dul ñaan te du am période bii ñu toll nii waaw yàlla leen defal loolu période bi ñu toll nii kon nag maa ngi delluwaat encore di waxaat loolu maa ngi ñaan autorités yi ci dëkk bi yépp monsieur le maire ak ay adjoint monsieur le préfet monsieur le gouverneur de la région de Dakar ak bonne volonté yeeg yépp messieurs les ministres maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw dugal seen participation ci lii parce que activité boo xamante ne bu noble la c'est primaire c'est national et même voire international donc dañuy bëgg lii activité de vacances la boo xamante ne non seulement dafay mu ngoog chaque année ñu koy organiser di gérer itamit sécurité bi ci koñ bi fii di initier fii mbir yoo xamante ne moom mooy loolu ni ñuy dimbalee nit ñi nag fii ak di ko dimbali ko dañu bëgg ñoom it ñu ñu ciy dimbali ñoom it ñu ciy dimbali bu baax a baax a baax a baax ndax boo xoolee bu baax lépp lu ñu mën a defal itamit lu meegar la lépp lu ñu mën a defal rek tey jii tey bu ñu ne woon Parcelles Assainies fii famille bu nekk dañ la demander 1000 francs famille bu nekk ñu demander la 1000 francs tey jii tey loolu couvrir na lépp waaye tey loxo mën na bañ a jot mbagg ci fu ne kon nag am na fépp foo xamante ne loxo jotu fa mbagg am na ñeneen ñoo xamante ne am nañ yaakaar ci ñoom pour ñu ñëw maanaam couvrir loolu mu féete boor ñi ngi sant nag ñi ngi sant bu baax a baax a baax ñi ngi gërëm bu baax a baax a baax ndax tey ji tey lii loxo mu ngi jóge fu ne lii nii ñun ñi ngi fii waaye Casamance yëpp seen bët a ngi fii bois sacré bi seen bët a ngi fii seen xel maa ngi fii te ku ñu àndal doo daan te lépp lu ñu def fii suba ba ngoon ñoom ñu ngi ciy teg seen bët tey jii tey horaire baa ngi dem horaire baa ngi ñëw lu ne ñu ngi koy yónnee kon waxuma la sécurité école bi fii rek
waaye sécurité Parcelles Assainies ba mu daj tey ji tey Bois Sacré baa ngi ci dugal loxoom. kankurang bi du nelaw guddi du nelaw bëccëg liggéey bi muy liggéey ñu bëri xamuñu ko tey jii autorités yi tey jii lii ñoom ñoo ko waroon a jël en charge bu ñu xamoon lii dëgg ñoom ñoo ko waroon a jël en charge autorités yi fi nekk waaye nag c'est bien dommage mais nag bëgg nañu ñoom au fur et à mesure ñuy liir di xam di ñu jàppale ci loolu itamit maa ngi delluwaat nag di wax ngàcce gaalaama Insa Sané ndax nelawul ba yandoor loxo ma ngi ci biir delluwul ginnaaw benn yoon itamit ñu gis ni jàmbaar la daal. waaw jàmbaar la ci biir jàmbaar yi waaw waaye nag peccum liir bu neexee njaboot yaa téye ca mbagg ma waaw lii daw fii yépp nii am na fu mu jóge Kéwoulo bi ngay dégg nii du caaxaan du lu ndaw itamit waaw nañ delluwaat di sant rek di sant di gërëm. ñu bàyyi la nga kàddu gu mujj gi lan la. kàddu gu mujj gi mooy ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla képp koo xamante ne yaa ngi ci zone bi fii rek parcelle bi ba mu daj waxuma zone parcelle bi rek zone parcelle bi minimum la ci sax képp koo xamante ne yaa ngi ci zone Sénégal ñu ngi lay ñaan nga dugal ci sa loxo ñu ngi lay ñaan nga dugal ci sa loxo lii nag bëgg nañu ko agrandir ba nga xamante ne bu ëllëgee dina am kees ay mbiram dina am ay waaw ba nga xamante ne waxuma la ci benn école rek mais dinañ ko mën a organiser ci lu bare waaw dinañ mën a organiser parcelle yi yaatu unité 1 ba 26 ñëw bokk ci benn kii ñu organiser ko Pikine itamit xam nga foofu yëpp mën a bokk ci benn kii organiser ko feneen ak feneen waaw ba nga xamante ne loolu yëpp bu ñu koy def dañuy wut sécurité fii ci biir Sénégal waaw parce que sécurité lay doon au point de vue national parce que lii rek déjà lu mu doyul ku mu doyul leneen dootu la doy xale yi ci Sénégal bi yëpp matul fenn foo jëm boo génnee ci biti fii ñu ngi un peu partout ñoom ñëpp fi mu nekk nii lan moo leen retenir fii kankurang bi lan moo leen fii te kankurang bi leen retenir fii xam nga lu tax mu leen fi retenir c'est pour les protéger waxuma la protéger xale yi rek waaye protéger secteur bi yëpp lay def secteur bi yëpp waaw kon nag sant nañu bu baax ñu ngi leen di yóbbante itamit ci Thierno Moulay waaw ne leen ko kontaan nañ bu baax moom it ci acte yi muy def nii yàlla na ko buur yàlla fay xolam te lii mu doon loo xamante ne comme ni ñu ko waxee woon rek ñaan nañu yàlla ñëpp dugalaat ci seen loxo waaw mu doon activité boo xamante ne activité bu mag lay nekk ba nga xamante ne maanaam salbe yi bu ëllëgee dinañ ci gis seen bopp ba nga xamante ne dañuy gën a yaatal. jërëjëf waaw. jërëjëfati waa TMS waaw kon ba delluwaat micro Insa mu gën a yaatal incha allah. kon Insa mu mel ni egsi nañ ci pandaw gi mais bu fekkee ni amul loo xam ni bu fekkee da nga am beneen message boo xam ne bëgg nga ko véhiculer aussi mën nañ la bàyyi nga véhiculer waat message boo xam ne peut-être da nga koo fàtte tey laaju. waaw li may lancé mooy en tout cas na ñëpp a ñëw surtout koñ bu ñu nekk nii bu ñu comprendre ko ñun lu ñu def ay yàq sa bopp la wala ñi may topp ay bandi lañu wala ay criminel déedéet loolu daal bëgg naa gars yi comprendre ko lii Bois Sacré la secret la boo xamante ne comme doyen Fall lu mu koy expliqué léegi ñun dañuy protéger waa koñ bi te waa koñ ñu bëri xamuñu ñun suñu génnee rek seetaan du fa jàll fu ñu nekk nii seetaan du fa dugg bu ñëwee sax dañu koy jàpp fan yi rek lu ñu def fii kese suñu biir ñun xam nañu lu nen dëgg yàlla parce que lu fi dugg rek dañ lay téye nañu fi góor téye nañu fi jigéen te bu ñëwee ñu waxtaan bu ñu juboo si kàddu mu dem ay 2 heures 3 heures du matin wax dëgg yàlla lu nekk gis nañu ko fii mais dama bëgg rek koñ bi parce que balaa ngay def dara balaa ngay sentir sa bopp dara il faut que koñ bu nga nekk ñu mu ñu comprendre li ngay def ñu nangu li ngay def wax dëgg yàlla commencé nañu nangu ndax tey boo xoolee major selbe yi nekk fii yëpp si koñ bi la ñu dëkk depuis ñu commencé rek année bi loolu laa njëkk man leen année bi lu tax sama xel bi gën a dal parents yoo xamante ni si koñ bi ñoom ñoo doon contrôler affaire yi année bi seen doom yëpp ñii fii la ñuy fanaan
kenn léeg-léeg du gis doomam 2 jours mu ñëw mu ne ma sama doom diw gisuma ko 2 jours ma ne ko waa mu ngi fii mu dem ne ko ma ñëw soxla naa ko jeex na nii la en tout cas xanaa di waxaat encore ko gox bu ñu nekk monsieur le maire ak kilifa yi ñoom nañuy dugal seen lox bu baax a baax a baax ndax fii suñu délégué de quartier moom comprendre moom dafa comprendre boo xam ñu lu ñuy def chaque année loxoom dafay ñëw délégué de quartier unité 20 kooku loxoom dafay ñëw daf ñuy ñaanal mel ni la wax dëgg yàlla dama leen di remercier rek mais nga ne cheikh bi corom laay ëf kin nga ne ko bii programme am la ndax man ndawam laa toog na ak moom ci biir nekk waxtaan nañ waxtaan bu yaatu ñi waxtaan bu yaatu waxtaan nañ si biir néegam du benn du ñaar am lu ma wax am lu ma ko wax tey jii nii lii cosaanam la lii programme am la ndax ñun ñëpp Mandi lañ jógee ñun ñëpp xeet si Njara Keita lañ soose Mali la jógee Mandi la jógee ñi dugg Guinée Bissau ñi dugg Gambie ñi dugg ñu Sénégal kon tey jii nii moom bu nekkee set boobu noonu ñun ñëpp setam lañu te dama bëgg programme bi na ko jàppoo sérieux jël nañu teg nañu ko ci loxoom nag wax naa ko keroog fu seenu man ko programme bi année bi moom mooy parrain bi dañ ko amuñ parrain dañu ko jël teg ko ci loxoom lépp lu mu si def rek rëcc ko te dina ko gis suñu kanamee tuuti incha allah. kon kontaan nañu Insa. merci beaucoup. suñu mbokku téléspectateurs yi suñu mbokku internautes yi dégg ngeen sama gars yi kàddu yu am solo yi nga xam ni daaneel nañ ko ci seen bés bi ñu organisé tey di waajal nag le 3 ak le 4. di lancer appel ñëpp ñu ñëw fii soutenir leen macha allah kon amoon nañ mbégte ñëw fii ci école CM20 jëlal leen fi ay image amal leen fi waxtaan yu am solo di leen jox dig daje ci yeneen i reportage jërë ngeen jëf.